jàngeen jëf mbokk ñi seetaan nuyu nañ leen rafetlu seen ànd ak ñun yéen a ngi seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma am mbégte di leen ko présenté ñëw ak yéen ci lii gën a fës ci bile ëttu xibaar bokk na ci branchement waxande gannaaw lu mat ñaar fukki at bañ ko amulee jamono ji ndox maa ngi fay walangaan dinañ ci dellu si seen biir journal Tali Karo dinañ fa dem ak jafe-jafe ya nga xam ni moom la askan wi di dundee ci benn partie boo xam ne dafa am ndox noor ak nawet chauffeur yi fa nekk di ko ñaawlu waa mairie bi am na luñ ci wax dinañ ci ñëw ak yéen seen biir reportage lii di Bargny nag daral ab bibliothèque bu bees muy bibliothèque bu mucc ayib demoon nañ foofu amal dafa ab doxantu wàllu sport doomi Bargny bi di Marie-Jeanne Yvonne Seck nekkati championne du Sénégal jëm ci wàllu judo tax waa mairie bi dalaloon ko di ko sargal mbokk yi li moo doon lii gën a fees ci seen ëttu xibaar boo leen taxit la tuuti ñu faram fàcce ko ba mu gën a jàppandi. Bismillah si seen ëttu xibaar dañ koy dooree quartier waxande nañ leen ko waxee woon gannaaw ñaar fukki at ba ñu toogoon rek amuñu ndox jamono ji boo fa demee ndox maa ngay walangaan gannaaw branchement bi nga wala raccordement bi nga xam ne rek waa mairie bi amaloon nañ ko ànd ci ak waa Sen'Eau ak waa SONES l'homme qu'il faut. ouf de soulagement jóge si askanu fay yeewoo fële ca waxande gannaaw lu ëpp 20 ans ñuy daw sa gannaaw ndox 20 avril bi nu génne nekk ab date symbolique si ñoom ndax liggéey bi fa waa mairie bi amaloon jëm si wàllu adduction d'eau lépp mat na sëkk fële ca waxande moom Vieux mi yore wàllu réseau divers fii ci commune bu Bargny di ñu ci indi lay leeral. li ngeen gis ñu koy def fii nii ci au niveau du poste courant de Bargny mooy le raccordement définitif de l'adduction en eau du quartier de Waxande loolu nag buñ ko déggee ngeen xam ne municipalité bi sous la conduite donc du premier magistrat de la ville à savoir Gaye Mohamed Seck dafa initier donc li nga xam ne moo doon extension wu en eau du quartier de Waxande conduite d'amener bi moom la ñuy raccorder ci conduite principale bi nga xam ne tey jii nag à partir d'aujourd'hui Waxande ndox baa ngi dugg ci biir quartier bi. naka noonu li nu dooroon ko ci 2020 ci supervision SONES ak Sen'Eau jamono jii nag ak connexion bi mu am ci conduite bu Lac de Guiers waa Waxande mën nañu dem abonné ji ndax seen ndox walangaan. à partir d'aujourd'hui maanaam mën nañ jàpp ne tey ci ngoon wala bu subaa képp ku dëkk Waxande nga xam ne ni conduite de travaux yi concerné na la bu la neexee ñu xëy daal di dem Sen'Eau daal di dem foofu noonu def dugal commencé dugal seen demande de branchement en eau boo bëggee ndox dugg sa biir kër da ngay jël li nga xam ne ak formulaire bi nga xam ne moom ngay jëli jee fële ci au niveau donc de Sen'Eau formulaire de branchement bi la photocopie de carte d'identité bi légaliser ko nga jël sa kayitu kër ak certificat de résidence ko andi ko mbir maire yi ñu daal di koy viser nga daal di koy delluwaat daal di koy déposer ji au niveau de Sen'Eau loolu mooy ñeenti pièces yi nga xamante ni tey jii moom la nit ki soxla pour mën a am ndox donc maire bi li mu waroon def na ko. lii nag ñu amal ko ci liggéey bu mucc ayib ndax mairie da ànd ak technicien Sen'Eau ak prestataire bi gagné woon marché bi di waa Green GC jamono ji programme mairie bu Bargny di eau ak électricité partout est devenu qu'une réalité. tey demande de raccordement bii nga xam ne nit ñoo ngi koy def dafa am li nga xam ne mooy autorisation préalable de la Sen'Eau prestataire bi nga xamante ne moo gagné woon marché bi muy Green GC dafa demander un devis ak autorisation au niveau de la Sen'Eau ñu accordé ko def ko devis moo tax boo leen xoolee da ngeen gis ci biir liggéey bi da ngeen gis la présence des éléments de Sen'Eau donc y a le RT le responsable technique qui est là à savoir Ismaïla Meng qui est là en train de suivre les travaux donc di masawu aussi wàlle bu baax askan bi ndax depuis 6 heures du matin tëj nañ ndox tëj nañ robinet bi ba nga xamante am na partie boo xam ne ci biir Bargny amuñu ndox ñoo ngi leen di masawu waale ci loolu gënoon metti jàll na tey ji li ñuy wax muy que ne nii nit ñi daal di dem déposer yi seen demande de branchement yàlla def ci jàmm ñu fay ñu andi leen ndox ñu ubbi affaire yi de walangaan donc bu ñu jógee Waxande dañuy dem fële ca fenkoon Tali Karo ak jafe-jafe yi nga xam ni chauffeur seeg askan wi nekk foofu am nañu ko rek jëm ci ab béréb boo xam ne wala place boo xam ne day taa noor ak nawet nan la fa demee ñoom am nañ ci xalaat ñi di waa mairie bi tamit am na lañ fa wax Nabou Sall. ginnaaw raay am ay infrastructure yu mucc ayib di jiite mairie bu Bargny loolu moo waral bi ñu gisee tali bi jëm fenkoon
am ay jafe-jafe ci ndox bu fa nekk sonal lool askan bi ak chauffeur clando ya fay dem. tali bi moom wax dëgg yàlla chauffeur yi yàgg nañ ma porter doléance wu tali karo boobu muy lu metti trop nag aussi te wax dëgg yàlla bëgg nañ ci solution bëgg nañ ci saafara nu mu gën a gaawee nag parce que boo xoolee tali karo bokk na si lignes yi gën a mag ci garage yi oto yaa ngi siy gis seen bopp bu baax mais dem nañ ba benn moment ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoo constaté ne kat lii du ndoxu nawet su doon ndoxu nawet am na benn temps bu muy def après day jeex mais ça se voit que ne chaque jour ndox mi day gën a màgg di gën a màgg di gën a màgg. ay rigole la gisoo lii lépp boo demee fële am na ay côté canal guddi gi dañuy xam ne dañuy génn seen ndox am na daal nu mu demee daal fii daal ndoxi foos yi moo gën a sonal nit ñi waaw parce que lii bu fekkoon ne ndoxu taw la rek bon dem na bu yàgg ndoxu taw yi xam ne ne day wal loolu jeex na fi mais ndox mi noor ba nawet fi mu nekk nii nawet bi dafay fekkaat lii bi. nawet ak noor mu ngi ñëw te lii xam ngeen ne ndox mu salte la bu guddee du ñu nelaw fii loo fi jaay du jar parce que xet bi day ñëw kon na xam nga ne loolu baaxul bu doon suñu sago nag lii moom ñu dimbali ni si ngir yàlla ak yonente ñu dindil na ko ba mu set ñu am jàmm ñun suñu koñ bi yëpp kenn amul jàmm tax sa doom fii lañ doon foye kenn mënatul fo kenn mënatul def fii dara. bu ñu seetloo ndox mi su daan ñëw rek dafa daan dem. waaye fi mu nekk nii salte ak xet gu bon ga fay gillee jaaxal na lool askan bi. ñenn ci ñoom dañu cee def seen ay branchement di kàddu yi soxna yi. am na chauffeur yoo xam ne nangootuñu dem tali karo nangootuñu fa dem dañuy def le tour jaral na leen ñu dem Castor Inter jaar OM pour bañ a dem tali karo te bu yàggee chauffeur yi tamit ñu ngi waxtaan à ce que est-ce que duñu gaare seeni oto ñoom ba waa koñ boobu sentir na kat lii metti na oto yi nangootuñu fa dugg da sa fekk ñoom seen biir ñu mën a régler seen problème xam na lii tax oto yi ñëwatuñu ñoom alentour yi am na ñu def ay branchement yoo xam ne c'est illégal. ñun ñu dëkk tali koro moom macha allah dañu sonn doo am oto booy génn day am problème oto fi mu nekk oto yi doon jaar si tali koro yëpp léegi dañu wiir jaaratuñu fi parce que day yàq seen pono yi ndox mi daal ku ñu si mën a dimbali te yàlla tax mu dimbali sonn nañu fi mu nekk booy génn sax day am problème bu guddee doo am ku la indi oto yi duñu ñëw parce que fii moom mooy loolu moom tali koro moom ndox bi sonn nañu. li ni mel nag mu mel ni rek tàbbiwul ci nopp ku tëx ndax mairie bi ci njàppandalu bu waa cadre de vie ak environnement am nañu ci ay solution bëgg koo saafara ndax ginnaaw raay la ñu bëgg a gisaat ci beneen xarkanam bu mucc ayib. association yoo xamante ñu ngi ci secteur boobu nekk gannaaw raay ñu nemmeeku ne de tout le temps dañuy far di def organiser donc mener donc des activités de nettoiement muy ay set setal ci zone boobu beneen bi aussi mooy ku ñu wax Omar Panama qui a eu vraiment à accompagner l'institution municipale ci jamono bu nekk parce que moi il m'arrive bu fekkee ndox mi dafa bëri foofu moom laay woo donc mu am ci taxawaay bu mucc ayub mu ŋàccal ñu ko te loolu mënuñu lu rafetlu ko. ñu wax ne itam am nañu fa ay signalement man personnellement avec l'équipe dem nañ fa nemmeeku nañ ne effectivement nemmeeku nañ fa ay connexion c'est-à-dire mooy ñoo xamante ne dañu xëcc seen ay tuyaux branché ko muy déverser ci secteur bi am na benn opération bu ñu fay waajal tam fas yéene ci ànd ak les services d'hygiène bi. institution bi itam mu ngi def ay njàngat pour vraiment régler ce problème de la manière la plus définitive mooy fexe ba defaraat tali bi am nañ ci ñaari proposition benn bi dañ ci fas yéene ànd ak waa APIX ñu defar reprendre la voirie beneen bi itam mooy maire bi en tant que tel am nañ ci donc ay début de solution mooy fexe ba def ay regard nga xam ne ndox mi buy duggee foofu dafa am ay connexion ay tuyaux PVC yoo xam ne dañuy xotti mbedd yi suul ko ba nga xamante foofu donc dootul am stagnation d'eau loolu daa xam naa ne mairie bi mu ngi ciy dox. ci wàllu cadre de vie la ñuy des ba tey ak travaux Promoville yi nga xam ne bari ñi ñu ngi ko fi amal mu am ay gravats mu ne nekk ay mbalit la ak ñoo xam ne bu ñu liggéeyee rek ba pare ci askan wi dañ koy bàyyi ci tali bi mu am ay gàllankoor yoo xam ne rek da koy jural askan wi Lamine Seck. Promoville mooy projet bi nga xamante ni mooy defar tali yu bees yi ngeen di gis ci dëkk bi ñu nemmeeku ci ay jafe-jafe te nag liggéey bi noppeegul ba léegi lu mel ni ngooñ suuf béton ay briques ak yeneen encombrement la ngay gis ñu teg ko ci trottoir yi nga xamante ni dañ ko jagleel nit yi maire bi nag di ñaan askan wi yëpp ñu toppatoo li nga xamante ne mooy sunu moomeel ñu bokk ko ndax bu dëkk bi taaroo mucc ayib ñun ñëpp a koy bokk. ñu leen di ñaan ngeen toppatoo yile trottoir te bañ di ko encombré ba nit yi duñu am fu nu mën a jaar wala boog di teg yoo xam ni day ñaawal li nga xamante ne mooy liggéey bu rafet bu mucc ayib bii tali yi nag ñun ñëpp ko bokk te askan wi yëpp bëggoon nañu ko.
dañuy dem ci wàllu éducation ak culture Bargny dalal ab bibliothèque wala ab médiathèque muy bibliothèque boo xam ne rek dafa mujj ayib ànd ak xarale yu bees yi suñu équipe demoon nañ fa rek am ab visite Lamine Seck fa demoon. bibliothèque municipale Abass Ndione bu Bargny boo fa demee tey jii di nga gis ne xar kanam bi soppeeku na lool léegi sax nekk na ab médiathèque boobu la liggéey bu mucc ayib mairie bi moo ci lëkkaloo ak ñi nga xamante ne mooy sunu bibliothèque di ay ndaw dëkk bi ba ñu amee yéene indi fii ci Bargny projet bu ni toll dañoo dajeek ki nga xamante ne mooy maire Gaye Abou Ahmed Seck ba ñu yóbbu leen conseil municipal mu jagleel leen lii di travaux yi ak exploitation mairie bi. médiathèque moom bu ñu ko déggee mooy livre bibliothèque la bu am ay livres mais ak aussi yeneen format yoo xamante ne du ay livres bu am ay CD am ay DVD am une bibliothèque numérique boo xamante ne itam usager bi mën na bu ma nee usager mooy bépp nit boo xamante ne day jóge këram ñëw bibliothèque soit pour lire wala am benn recherche bu mu bëgg a def donc bibliothèque numérique boobu dina ko permettre moom même bu nekkee këram ñëwul dina mën a xam lan moo fi nekk dina mën a aussi consulter suñu ay ouvrage yi ñu am donc visiteurs yi moom wax dëgg fa yàlla kontaan nañ bu ñu ko gisee kontaan nañ trop donc c'est un joyau pour Bargny ak ay doomu Bargny ñoo ko defar benn association bu tudd sunu bibliothèque moo rénové médiathèque bi donc mu ngi tudd sunu bibliothèque ay doomu Bargny ñoo ci nekk doomu Bargny ñoo créé association bi pour jàppale waa Bargny. bi loolu weesoo ñoom it ñu def liggéey bu mucc ayib ak organisation boo xam ne dafa moderne boo duggee ci bile médiathèque di nga gis ne liggéey bi daanaka àndul ak benn caaxaan yii leen ndaw ñu Bargny boole seen doole ba noppi it recruter ñi nga xamante ne ay liggéeykat lañ yu ay professionnels ci wàllum bibliothèque fa mu nekk nii ñu ngi wëyal ba léegi ci liggéey bi. livre mu ngi fi mais aussi itam lépp loo xamante ne du livre itam mu ngi fi parce que usager bi dañ ko def juste espace boo xamante ne pour espace su jàng la donc boo fi ñëwee dañ ko jàng lu bëri même bu nekkul ci livre itam di nga jàng. atelier yooyu ngay wax ak animation yëpp loolu day bokk suñu programme d'activité annuel donc programme bi ñu ngi ciy liggéey actuellement pareeguñ mais bés bu ñu ko paree itam dina leen présenter programme bi comme ça ngeen mën a xam nu mu demee. ñun li ñu gisee mooy gis nañ ne au Sénégal le défi mooy ñu am ay scientifique et que médiathèque bi dina jouer rôle boobu parce que suñu ay projet science bi am na ci wàll trop donc parce que science aussi mooy doxalum réew donc loolu aussi dinañ xam xale yi bu ñu ñëwee prochaine génération bi ñëw bu soobee yàlla dina nekk ay scientifique mais bu mënee scientifique itam du juste nekk ki xamante ne c'est un mathématicien kese bàyyi littérature bi non scientifique bi mooy ki boole ñaari maths physique chimie ak littérature kooku mooy scientifique accompli. bibliothèque bi li ko dese mu ibbi bëreetul ndax équipe yi ñu ngi teg li nga xamante ne mooy livre yi ba noppi salle informatique bi bientôt yi leen ndaw sunu bibliothèque ñu ngi lëkkaloo di waxtaan ngir tànn bés lépp li tax a jóg bibliothèque bi mooy Bargny jëm kanam ci wàllum jàng ak jàngale ba noppi it wàllum caada bañ a des ginnaaw fii ci Bargny waa Sénégal yépp di ñu ñee bile bibliothèque ñuy ñaan gone yi ñu toppatoo ko bu baax a baax ak it te di jëfandikoo xam-xam ba fa nekk. ci hall bi am na benn mezzanine donc mezzanine bi ñu ngi ko def pour deux choses un pour wàññi bruit bi xam nga hall bi dafa rëy soo waxee parfois dafay am écho donc mezzanine bi day permettre ñu wàññi écho boobu deuxièmement mooy aussi gain de l'espace mezzanine bi tamit day tax ñu gagner espace boo xoolee ci kaw rayonnage yi fa nekk c'est pour les adultes. donc espace yi ni mu bindoo mooy dañu am espace pour xale yu ndaw yi tout tànk yi am espace pour les adolescents am espace pour les adultes à part loolu aussi ñu am espace de lecture comme fii ñu toog nii mooy espace presse am na espace lecture sama gannaaw espace BD les bandes dessinées donc espace yooyu moo fi am à part loolu aussi am na ñaari salle yoo xamante ne ay salle de travail de groupe la ak benn salle informatique multifonctionnelle donc bu ñu nee salle informatique multifonctionnelle salle bi mën na servir de séminaire mën na servir de salle de formation donc mën na servir ci lu bëri donc salle bi c'est modulable à notre guise. wala woowu la ñuy des ba léegi ak éducation muy CODEC nii di kuréel gi nga xam ne rek moo boole directeur d'école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Bargny at mi nag dañoo boole composition def ko ci école yi yëpp tax ay junniy feuille la ñu waroon a rek tirer yomb na gannaaw bi leen mairie bi joxe benn risographe muy ab appareil boo xam ne rek moo leen di tirer feuille yooyu ñu teewlu reportage yu Adama Seck. CODEC di kuréel gi ëmb directeur d'école yu nekk fii ci commune bi
seen taxawaay kenn du ko natable ci wàllum njàng ak njàngale mi. ñu toll ci 2e semestre ngir natt ndongo yi ci seen wàllum njàng boole yile composition mu doon benn di seen bëgg-bëgg li ni mel nag du lenn lu dul résultat yu mucc ayib yi commune bu Bargny di am. dañuy def ay évaluation standardisée yu deuxième trimestre bi maanaam dañuy def composition comme ni ñu ko xamee tàmmee waxee composition deuxième composition la ñuy def gannaaw bu ñu defee ñetti weer yu digg bi yu digg dëmm bi xam nga def nañ ñetti weer yu jëkkee def composition bu jëkk bi ñu paree ñu def deuxième composition bi mu tolloo composition bi ñu nekkee nii moom lañ commencé tey pour que jeexal suba te léegi comme inspection bi dafa def composition standardisée maanaam inspection bi yëpp ñu àndal defandoo composition si ñaari fan yi mooy le 22 ak le 23 avril bi muy Bargny collègue Bargny bi ma jiite ni ñu koy defee noonu nañ koy defee si Sébikotane noonu lañ koy defee Diamniadio ak yéen Bargny nag mu sendu ñoo ànd bokk benn collègue bi instant bi ñuy def comme benn matière élèves yi ci circonscription bi inspection bi yëpp moom la ñuy defandoo. fi mu nekk nii nag mu mel ni lépp yemb na ndax maire bu Bargny jàppale na leen ci ay jumtukaay. Bargny dafa am 9943 élèves waaw yoo xam ne ñoo ne si élémentaire bi rek laay wax de moom la ñu doon tiiral nii léegi boo xoolaatee boo xoolee élève bu si ne dina am lu mu gàtt juróom-benn feuille ba juróom-ñaar ba juróom-ñetti feuille si classe yu mag yi CM1 CM2 léegi nag loolu boo ko bëggee tiré mu nekk 77 000 presque 6 tirages pour les épreuves sans compter 10 785 pour les bulletins de notes yi nga xam ne kon loolu dafa nekk c'est pas une mince affaire comme ni ñu koy waxee loo xam ne lu jafe la. xanaa di ñaan rek yile composition jaar ci jàmm. li ñu si dimbali sax mooy risographe bi nga xam ne maire moo ko jënd teg ko nekk à la disposition des écoles xam nga risographe du yombul parce que bu bees bi waaye technicien bu ñëwee nee na mu ngi jar 2 100 000. en principe fekkoon ne école bu ne da ko tiré boppam pour preuve daaw bi ñuy def évaluation standardisée nu mu tudd Daaru 2 rek exemple Daaru 2 laay jël parce que ñoom suñu mën lañu jaaroon ma boole benn waaye mu tiré leen mais fay na 98 250 francs pour école am pour évaluation benn évaluation bu fekkoon ne ku ne da ko gàddul boppam école am foo ma fay 50 000 doon naa def 70 000 wala 75 wala 100 000 loolu mooy li ñu ndimbal bi loolu la quoi. ñu dem ci wàllu sport ak Marie-Jeanne Yvonne Seck di doomu Bargny boobu xam ne day yëngatu ci wàllu judo ñaareel bi yoon mu nekk médaille d'or jëm rek ci championnat bu Sénégal loolu taxoon maire bu Bargny Guèye Abou Ahmed Seck dalaloon ko rek ngir sargal ko l'homme qu'il faut. Bargny amati na ndam jaare ko si doomam ji Marie-Jeanne Yvonne Seck nekkati championne du Sénégal di judo daan ñëpp jël médaille d'or. lii nag doon ñetteel bi yoon si kii di doom si Maguette Seck tuuti nekk jàmbaar jooju dawal ambulance commune bu Bargny moom Marie-Jeanne Yvonne Seck si fàttali ni nekkoon médaillé de la commune bu Bargny pour service rendu le 4 avril 2018 jaraaro bi mu defati tax maire de la commune bu Bargny Guèye Abou Ahmed Seck dalal ko ab audience sargal ko si tur waa Bargny bravo la championne di ko ñaanal mu andil ñu yeneen raaya naka sportif bargnois yi si domaine yëpp di dëggal slogan bi c'est Bargny qui gagne avec ses filles et ses fils. ci sport boobu la ñuy dal ak championnat régional bu Dakar ak équipe yi nga xam ne rek ñoom ñoo fay yëngu wàllu junior équipe bi di Lamane de Bargny samedi bi ñu génne demoon na fële ci Mbambilor dóor fa kii di AS Mbambilor 2-1. sa àjjuma ga nag kii di Bargny Minam Sendou maanaam BMS moom moo dóor Olympique Sport dóor ko 1-0. balaa boobu tamit amoon na beneen match boo xam ne beneen équipe la muy Bargny Sporting Club àndoon ak Angelo moom it dóor ko 1-0 mu mel ni rek équipe bu Bargny am nañu taxawaay bu dëgër jëm ci championnat régional bu Dakar. di leen jaajëfal bu baax mbokk yi ci teewlu bi di leen gërëm si li nga xam ne rek toog ngeen seetaan seen journal bi di Bargny bi hebdo ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci beneen journal jàmm ak jàmm. ليتك